téléspectateurs yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi tey jii ñu am mbégte dalal professeur Ndeye Ramatoulaye Diagne Gueye nekk pédiatre ci hôpital d'enfants bu Diamniadio naka noonu moom mooy vice-présidente nekk tamit secrétaire général de l'ordre national des médecins du Sénégal soxna si ñun lay dalal jàmm ci plateau bi. El Hadj Malick jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñëpp. di la nuyu di nuyu ñi nga xamante ne ñoo yaa bokk ñoom liggéey bi. di nuyu itam téléspectateurs yi ñuy seetaan. am na solo ñu fas yéene waxtaane lépp lu jëm ci coronavirus gis nañ léegi daanaka daal ñi si ñàkk seen bakkan lu ko tee mu àgg sans bëreetul dañ ko yaatal ci kanam tuuti waaye dañuy dem ci ministère de la santé et de l'action sociale fekk fa docteur Aloyse Waly Diouf mu ñëw ñun si tolluwaayu mbas mi fii si Sénégal. ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari test yi ñu def juróom-ñeent fukk ak juróom ñoo ci positif juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar di ay cas contact ñett di ay cas importé ci aéroport international Blaise Diagne fukk ak juróom yi di ay cas communautaire ñaar ci Géejawaay benn ci Yëmbal ñaar ci Mbao benn ci Rufisque benn ci Parcelles Assainies benn ci HLM benn ci Grand Yoff benn ci HLM Grand Yoff ngeen baal ma benn ci Patte d'Oie benn ci Cité Cyprès benn ci Liberté 2 benn ci Dieuppeul benn ci Sacré-Cœur benn ci Vélingara ak benn ci Ziguinchor ñaar fukk ak juróom benn ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñeent ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeent ci malade yi ñu hospitalisé woon ñàkk nañ seen bakken ci bésu démb talaata ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan di jaajëfal bu baax Aloyse Waly Diouf doon ñëw ak ñun si tolluwaayu mbas mi fii Sénégal alors professeur gis nga feebar bi de tey Sénégal amaat tamit lu ñuy wax 93 décès démb rek dañu am ñeent tolluwaayu feebar bi di gën a doy waar ñu nemmeeku ni chaque jour léegi lu mu néew dana am ñaari décès semaine bi passé ak Sénégal amoon na 24 décès semaine bi aussi décès yi ñu ngi yokk. balaa may ñëw ci tontu boobu. dama bëggoon El Hadj Malick nga may ma comme ni ñu ko waxtaanee woon léegi. très bien ma tekki sama masque. voilà su ma ko tekkee comme ni ñu koy waxee fexe ba ci kanamu masque bi sama loxo bañ ko laal tekki ko ndax comme yéen digleel yi ñu leen jox. distance bi suñu diggante respecté nañ ko bu baax. ëpp na 2 mètres. kon war nañu mën a wax comme ça spectateurs yi gën a mën a dégg bu baax li ñuy wax sans pour autant ñu. def masque bi bu ñu paree nag comme dañuy dellu ci yeneen nit balaa ñuy paree ci plateau bi ma takkaat sama masque daal di mën a dem effectivement ci liñ koy gisee yëf yi bëri na tuuti xaw na bëri bu ñu koy xool ci en terme de chiffre effectivement tamit nombre décès yi bëri na ñoo ngi koy naqarlu di ko jaale tamit ñi nga xamante ni ci ñoom la dal te mun naa ni askanu Sénégal yépp lañ ko war a jàll mais loolu mun nañ ni évolution bu ñuy xaar la ci pandémie bu mel nii parce que plus nombre de cas yi di augmenter maanaam cas yi buy yokk ci biir dëkk bi feebar bi nekk ci biir communauté bi di law nag di dox parce que tey ji boo xoolee cartographie bi ñuy wane maanaam bërëb yi nga xamante ni feebar bi fa la nekk yépp soo ko xoolee nga xam ni feebar bi moom mi ngi dox ay doxam nekk na ci biir nit ñi xëy na neewoon nañu ñu jàng dundal moom waaye moom jàng na dundal ñun ndax fu ñu dem mi ngi ñuy topp donc cas yi buy augmenter dugg ci biir dina am ay personnes yu ñu naan les personnes vulnérables mooy ñi nga xamante ni am nañ juróom fukk ba juróom-ñaar fukki at jëm kaw at ñi nga xamante ni am nañu yeneen feebar yu lal yu nekk seen biir yaram yoo xamante ni dina tax feebar bi bu leen duggee dina gën a metti ci ñoom. alors gis nañ aussi semaine bi passée Sénégal amoon na ñaar fukki nit ak ñeent yu si ñàkk seen bakkan semaine bi aussi depuis lundi. dañuy seetlu ni aussi mbir bi day gën a yokk maanaam décès yi moom léegi chaque jour daal foog mu am ñu faatu doy na waar de ba fan ba ak ba kañ. foog mu am
ba kañ dina jafe trop ma tontu ci. mais itam am na benn aspect boo xamante ni xëy na tamit ci kanam walla ci fan yi ministère de la santé dina ci ñëw. parce que booy dégg sax population bu ñuy wax dañu naan dafa mel ne saa yu ñu nee cas grave yooyu dañuy génn àdduna te demeewul noonu. te am na ay cas grave yi nga xamante ne am na ñuy tane génn ci hôpital tane bu baax. am na ñuy tane. am na ñuy tane am na ay cas grave yoo xamante ni dinañ amélioré wu tane ba yàlla def ñu génn hôpital bi am na nag cas grave yoo xamante ni dinañ wuyu ji suñu borom mais ñëpp duñu génn àdduna xëy na aspect boobu tamit ci fan yi di ñëw dinañ leen ci jox ay éléments pour que nit ñi gën a apprécier mais le fait que cas grave bi di augmenter comme ni ma ko waxee woon léegi law bi dafa ànd ak feebar bi parce que feebar bu lawee dugg ci biir dëkk bi dugg ci biir population bi personne vulnérable yi daal di siy jël te tey jii ñu bëri dañuy am seen mag ñu nekk ci biir feebar ñu koy nëbb ndax feebar bi ñëpp xam nañ ko socio-anthropologue yaa ngi ciy liggéey bu baax. am na nu ñu koy gisee y a un déni am na ñoo xam ne dañ koy xam ni lii la mais dañ koy bañ. am na tamit tiitaange di ragal stigmatisation ak joxoñ bi ñuy joxoñ nit ñi. su fekkee ne dañu ni diw moo am feebar bi walla famille bii feebar bi def ci ñëw donc loolu yëpp dafa nekk ay fànn yoo xamante ni lu sonal ëmb population bi la. te tamit lu nit mun a comprendre la moo tax ma yaakaar ni stratégie yi nga xamante ni partagé nañ ko tey jii nii. ministère de la santé nouvelle stratégie yi dina alléger lu bëri. te dina tax tamit xëy na population bi am une meilleure vision ci li nga xamante ni moom lañ leen proposer en termes de prise en charge. ñu gën a nangu. alors ci wàllum communication naka noonu ci wàllum sensibilisation est-ce que jotul autorités sanitaires yi rawatina ministère de la santé et de l'action sociale ñu gën a bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xamante ni ba léegi nii dañuy nekk seen biir kër am ku feebar ñu xam ni kii nii jàngoro bi ak symptômes yi muy amee laal na loolu ak coronavirus mais ñoom duñ ko mën a nangu aspect boobu est-ce que jotul aussi ñu gën a joxoñ baaraam foofu nit ñi bàyyi si xel bu baax. kay loolu sax moom mooy mbir mi. parce que boo xoolee déni mooy le terme dama xamul nag du ma ko mënee waxee ci olof. bañ boobu nit ñi di bañ feebar bi bañ ko fësal. ndax bañ ko leen joxoñ ca fa ñu dëkk loolu mooy indi ñu bëri di ko nëbb mais bëri na fi ñoo xamante ni bu ñuy egg si hôpital wala bu ñuy wootee boo fekk ne seen malade sonn na ba pare te yéen tamit gis ngeen ni am na ñoo xam ne dañoo génn àdduna ba pare ñu considéré leen comme lu ñu naan mort suspect daal def test bi si ñoom daal di gis ni am nañu doomu jàngoro bi tey jii li ñu allégé mesures yi ni nit bu feebaree ñu daal di xool ni gis nañ doomu jàngoro bi ci diw kii at kii la nekkal du caaginu dañuy tëb rek jël ñëpp rek daal di leen di testé dañuy xool ñi nga xamante ni dañu nekk à haut risque ñi nga xamante ni dañu doon mag wala ñi nga xamante ni dañu am li ñu daan comorbidité maanaam jàngoro bu laal ci suuf bu leen mën a sonal ñu jox priorité defal ñooñu test yi xëy na bu ñu orienté stratégie côté boobu dina tax dina gën a alléger liggéey Institut Pasteur ba nga xamante ni dinañ gën a concentrer test yi ci ñi nga xamante ni c'est urgent que ñu xam seen résultat mooy di mag ñi comme ni ma ko waxee woon léegi at ñi nga xamante ni dañu am ay doomu jàngoro yoo xamante ni ay jàngoro plutôt pas doomu jàngoro ay jàngoro yoo xamante ni mun na leen sonal bu dee feebar bi agsi na ci ñoom. Institut Pasteur ak IRSF. at IRSF. at sax tey ji am na yeneen laboratoire parce que y a l'IHO. l'hôpital militaire de Ouakam te itam ñoo ngi am yaakaar ni yëf bi dina gën a ubbeeku ba ñëpp mun cee jot ndax résultats yi di gën a gaaw. ndax résultats yi plus mu gaaw. plus ñu mun a am capacité gaaw a jël nit ñi en charge parce que tey jii dañuy seetlu nit ñi bu ñu ñëw hôpital yenn saay day fekk commencé nañ sonn. fekk c'est trop tard. commencé nañ sonn daal. du mën sax di sa trop tard mais commencé nañ sonn. te ñoom suñu teeloon yëglu mbir mi mën na bañ àgg foofu. waaw bu ñu teeloon woote. ba ñu yëgee ni seen yaram. dara mi ngi leen di metti bu ñu teeloon a woote. wala am na ñoo xamante ni dañuy nekk contact nit di ko nëbb loolu tamit am na ci. loolu tamit am na ci xam ne nit ki am na corona. ba pare ñoom ñun nëbb li ne mel ñu wax leen ko ni leen diw comme dafa am te yéen da ngeen ko jege dañ leen war a saytu am na ñoo xam ne dañuy xaw a bañ nit ñi di war a naxanteeg ñoom pour defal leen test bi loolu yëpp am na ci biir donc pour dire daal que ni bu fekkoon population bi gën nañoo nangu mais it ministère de la santé maanaam ñiy liggéey ci cadre boobu tamit xool nu ñuy gën a ormalee affaire bi nu ñuy gën a xoole du muy oyofe ci nit ñi pour bu ñuy ñëw ci ñoom di leen defal test yi wala at leneen mu bañ a indi ay njàkkare wala bañ a indi li ñu naan stigmatisation
comme ni ko nit ñi di ragalee. alors gis nañ aussi cas yi ñu ngi yokk suñ structure hospitalière yi fan nañu jëm est-ce que su yàggee dinañ am fu ñu dugal nit ñi te loolu sax dafa mel ne tàmbali na de. waaw mun nañ ni am nañu pression. ci prise en charge maladie. oui dina am yenn saa yi am ay malades yu nekk ci loxo ñu xam ne ñi testé nañ leen positif nañu war nañ leen jël en charge mu am tuuti blocage ci biir hôpitaux yi. waaye loolu nag waa ministère ñoo ngi ciy liggéey am na ci béréb yoo xamante ne ñoo ngi yokk lal yi mais itam réorientation stratégie yi ma doon wax léegi. loolu tamit dina tax mu alléger système bi ba nga xam ne ñi feebar ak ñi soxla dem hôpital kese ñooy àgg hôpital. ñeneen ñi nekk ci structure extra hospitalière yi maanaam centre yi nga xamante ni comme hangar aéroport bu Dakar. comme centre Guéréo wala comme centre bi base bi nekk Thiès. ay centre la yoo xamante ni nekkuñu ci biir ay hôpitaux waaye am na fa ay docteurs yoo xamante ni saa yi ñu xëyee suba ak ñeneen ñi ñuy àndal di liggéey ay infirmiers ay hygiénistes ña fa nekk daal di liggéey ci bërëb yooyu dinañ saytu malade yi xool seen yaram fan la toll. ku fa nekkoon tamit soxla ñëw ci hôpital tamit ñu transféré la donc le fait de décider que ni ñi feebar ñi ko soxla kese ñooy nekk hôpital loolu tamit dina tax place yi yokk ci hôpital bi. alors yow yaa ngi nekk sa Diamniadio. foofu situation bi nan la fa tëddee. mun naa ni fan yi ci fan yi ñu jigéen nii surtout. amoon nañu ay malades yu xawoon sonn tuuti. ci Diamniadio. waaw alors que au départ bi nga xamante ni centre bi mi ngi doog a ubbi wax dëgg yàlla jàppale woon nañu ba bu baax ba nga xamante ni malades yi fay ñëw doon ñoo nekk ay malades yu sonn mais fan yi comme ni ñu ko gisee Sénégal c'est-à-dire actualité bi ni muy demee ci yeneen hôpitaux yi noonu lay demee ci hôpitalu Diamniadio. même ñi fay liggéey dañu xam ni liggéey bi gën na tax. ndax surveillance boo amee malade bu sonn rek surveillance day dugg li ñu naan surveillance rapprochée nit ñi dinañ gën di solu di yéeg di leen saytu yenn saa yi dinañ fa yéeg yàgg fa dina soxla yenn saa yi tamit malade bi toll foo xamante ni dafay soxla ay paj bu gën a yokku la fa nekk. wala lu ñu yóbbu ko ci beneen bërëb. parce que hôpital de niveau 3 la mun na def réanimation mais c'était un choix bu réanimateur yi defoon tamit au départ et c'est un choix raisonné. essayer xool parce que réanimation du rek branché malade ay appareil déedéet foog ngeen nekk ci wetam foog ngeen taxaw di ko surveiller dafa laaj équipement mais dafa laaj tamit personnel te nit ñoo xamante ni dañu leen former bu baax donc ñoom ñu jëloon concentrer effort yi ci yenn hôpitaux yi mais dinañ àgg foo xam ni xëy na bu ñu fa àggee ku nekk tamit boo amee malade bu sonn quel que soit li ko dal di nga ko essayer jël en charge fa mu ne alors yéen seen jaaxle est-ce que gënul yokk médecin yi su leen gisee cas yi di yokku ba pare nit ñi di bàyyeeku. waaw maanaam nit ñi ñu ngi bàyyeeku am na sax ñu commencé nuyoo léegi mu nekk lu doy waar. waaw loolu moom tiit njàkkare daal la ñu indil man wax dëgg yàlla njàkkare bu rëy laa ni la ñu mën a indil xam nga lu tax parce que dañu yaakaar ni xëy na communication bi dafa leewul ci suñu côté xëy na loolu moo tax. parce que allègement mesures yi bi ñu ko defee c'était pour permettre aux gens ñu dem liggéeyi. parce que am na ñoo xamante ni xëy boobu di liggéey moo leen di may lu ñuy jënde pepp bu ñu dundalee seen njaboot. ñu dem daan seen doole. daan seen doole. très bien. am na ñoo xam dañu di xëy suba di jóge dëkk ba dëkk di liggéey. am na ñoo xam dañuy jóge dëkk ba dëkk di uti marchandise ci biir dëkk bi am na ñoo xamante ni seen liggéey sax guddi la parce que xëy na restauration la ñuy def wala yeneen façon liggéey yoo xam ne. mun nañu xëy na bu timisee jëm guddi la tàmbali. donc allègement bi c'était pour permettre ñi essoufflé économiquement ñu libéré wu mais ça ne voulait pas dire relâchement ou bien un arrêt des mesures barrières ñàkkam takku masque bi jaaxal nañu. c'est vrai. nuyoo bi nag moom waxatuma ko. laamisoo bi ba ak dajaloo bi. da ngay xool dimanche nga xool ci boobu plage yi effectivement day mel ni feebar amatul Sénégal. nga dox ci mbedd bi même booy dox ci mbedd bi ni sax di yaa ngi ci biir oto wala yaa ngi ci leneen booy observer nit ñi doo gis yooyu conseil ñu leen doon jox ci wàllum distanciation sociale. takku masque yépp nit ñi dañ ko wàññi. loolu nag problème la parce que relâchement des mesures des mesures bu amee arrêt des mesures barrières topp ca loolu du ñu jural lu baax. xëy na tamit
il fallait y aller progressivement c'est une question entre parenthèses boo xamante ni xëy na mun nañ ko poser wu mais man dama yaakaar ni population bi tey ku nekk yaay nekk sa docteur bu bopp ku nekk sa santé dafa war a nekk sa responsabilité individuelle man ma protéger sama bopp protéger sama njaboot yow nga protéger sa njaboot man bi ngay bokk liggéey ñu ku nekk protéger sa moroom. alors professeur Ndeye Ramatoulaye Diagne Dièye est-ce que mën nañu wax ni Sénégal jamono ji dafa nekk ci zone rouge plus de 90 morts 93 plus précisément. zone rouge par rapport ak lan. waaw par rapport ak coronavirus fu mu toll nii mbir mi est-ce que stade bu mu toll nekk na stade boo xamante ni stade bu doy waar la. ah wax dëgg yàlla mënuma àgg foofu nag parce que bu ñuy xool à travers le monde. à travers le monde tout ce qui s'est passé bu ñu comparé ak yeneen dëkk yi. mën nañ ne Sénégal li fi am tane na bu baax. waaw parce que en nombre de morts booy xool sax même OMS ca njëlbeen ba muy communiquer lañ doon séntu ca Afrique sax gisuñu ko Sénégal tamit waxi noonu c'est-à-dire booy xool nombre de cas bi ñu am évolution épidémie bi tey nu mu dessiné woo Sénégal je ne dis pas que 90 moo bëriwul bëri na lool mënoon na sax ñàkk. mais nag tane na par rapport ak li ñu yaakaaroon ni mooy am. kon mën nañ ni stratégie yi ñuy développé boobu ba léegi mën nañ ni baax na. mais nag loo gis la perfection n'existe nulle part mën nañu gën a yokk gën a góorgóorlu. pour que yëf yi gën a feebar bi taxaw ralentir bu fi mënee génn sax mu génn fii mais nag am na wàll boo xamante ni kër docteur waa kër docteur ñoo koy def mais am na wàll boo xamante ni population bi ñoom ñoo koy def. waaw c'est vrai. fii ci sama yaakaar wàllu kër docteur xëy na même bu dee lépp matul ñooy góorgóorlu mais relâchement bi ci biir population bi daal. jaaxal na la moom man jaaxal na ma. alors lu jëm ci wàllum pic bi coow li bëri na am na ay statisticiens yu ni woon ci ginnaaw joxe woon date ni pic bi ñëw na am nañu jàpp ni pic bi ñëwagul coow li daal bëri na man mii sama wàllu boobu sax mujjuma comprendre dara si pic bi àgg nañ fa wala àgguñu fa. ci sama yaakaar jafe na jamono ji ñu toll ñu ne àgg nañu ci pic bi. parce que boo nee pic mooy da ngay dem ba ci cat boo eggee ci pic da ngay nekk plateau da ngay taxaw évoluer wala nga wàcc mais ñun defaguñu loolu ndax yenn saa yi ñu yéeg daal di wàcc ba ni alhamdulilah daal di yéegaat donc dina jafe ñu ne àgg nañu ci sama nag mun naa ni. du sama domaine donc du ma ci xuus ba du ma ci déedéet du ma ci xuus du ma ci sori mais ci sama gis-gis. jàpp ma ni tey jii à l'heure actuelle mun nañu wax ni àgg nañ ci pic bi. waaw loolu daal laa jàpp. alors yow nga nekk vice-présidente naka noonu secrétaire général bu ordre national des médecins du Sénégal est-ce que yéen da ngeen jàpp ni jamono ji autorités sanitaires yi état au Sénégal ministère de la santé et de l'action sociale dañu war changer doxalin stratégie ci fànn yu bëre jëm ci feebar bi. waaw balaa may tontu loolu dama bëgg ñu leeral tuuti ay mbir. El Hadj Malick ndax ordre des médecins. dafa nekk instance boo xam ne benn voix autorisée la am. muy le président ànd ak ay conseillers nag yi nga xamante ni ay médecins ñoo dajaloo ni ñii la ñu bëgg ñu représenter ñu. donc lu may wax fii ci cadre boobu laa koy waxee. donc ordre des médecins rôle principal am mooy xool ndax doxalinu exercice de la médecine mi ngi jaar yoon. ci wàllu docteur yi koy doxal. ci wàllu patient yi ñu jëmale soins yi. ak tamit est-ce que autorité yi la ñu war a def pour que nit ñi doxal exercice ci yoon ñooñ koy dox. waaye du sunu rôle. ñun ñuy dérouler ay stratégie. mais ñett yi ngay wax nii dox na ñett yi ngay wax nii ni loolu moom mooy rôle ordre national des médecins du Sénégal ñetti pàcc yi nga njëkk wax nii. ñoo ngi ciy dox. ñoo ngi ciy liggéey. ndax exercice bi. yenn saa yi mu am ay jafe-jafe. day faral di sooke yenn saa yi ngeen toog ba si yàgg dégg ñu ni diw génn na ci télé bi ni exercice ñu wax exercice illégal de la médecine. loolu yépp mi ngi ci donc ñun ñoo ngi dox ci loolu. am na ay dossiers yu bari yoo xam ma ngi ciy nekk en instance. ordre des médecins tamit ci wàllum affaire autorité bi. est-ce que mi ngi def lu mu war a def pour que liggéeyu kër docteur waa kër docteur jaar yoon ñoo ngi ci waxtaan yooyu parce que tey jii ñun suñu rôle mooy dañuy conseiller
les autorités du ñun ñooy dérouler stratégie yi. mais nag ñoom bu ñuy def ay stratégie mun nañ ñu laaj. ñun ñu wax leen lañ ca xalaat. te collaboration boobu commence tàmbali na mun naa ni sax amoon na mais ci pandémie bi wax dëgg yàlla am na ci. soo leen seetloo ci pandémie bi mu commencé ba léegi 2 communiqués la ordre des médecins def. te bi ñu koy def bu njëkk bi boobu ñoo ngi insister auprès des autorités. oui sanitaires ni leen waa kër docteur ñiy faj du docteur yi kese de infirmiers yi ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi intervenir ci li ñu naan structure sanitaire yi fa ñuy fajoo nañ leen jox ay matuwaay nañ leen protéger ba ñoom ñu mën a def seen liggéey sans pour autant ñu lor seen bopp lor seen njaboot. te loolu am na wala ba tey des na. mun nañ ni des na parce que xëy na niveau bi ñu bëggoon mu àggagu fa tamit du tere ni ñoo ngi koy waxaat chaque fois bu ñu amee occasion dañ leen koy wax ndaxte loolu dafa di droit pour un médecin pour un soignant ñu protéger ko. am na solo. mais itam ñun en retour ñu ami devoir. la mooy suñu devoir donte mbas am na feebar am na njàkkare am na dañu war a taxaw tamit ci wetu autorité yi jàppale suñu askan soins yi warul taxaw te boobu ba léegi defe naa nit ñaa ngi ciy góorgóorlu nit ñi dañuy bu ñu fàtte ni mbas mi ngi fi mais am na yeneen feebar yu fi nekk yoo xamante ni seeni boroom loolu leen gën a sonal mbas mi. effectivement te loolu sax daan si ñëw ci kanam tuuti ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi tey ji ñu ngi daal professeur Ndeye Ramatoulaye Diagne Guèye nekk pédiatre hôpital d'enfants bu Diamniadio naka noonu mu nekk vice-présidente ak secrétaire général bu ordre national des médecins du Sénégal mu ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 33 824 88 06 am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk ci ligne bi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Masson bi. bisimilah. di la ziar comme alhamdulilah delloo ziar. ana waa Kaolack. alhamdulilah Kaolack ñëpp a ngi lay jàmm. ba tàngul foofu. waaw moo gën Dakar nag tànnewu ko da koo gën. ah bon. Dakar moom nawet moom day métti moom waaye alhamdulilah ñu ngi sant bu wér fii. bisimilah ñu ngi lay dégg. waaw sa auditeur boobu. sa invité boobu. dama ko bëggoon a laaj benn question. ah yëkkati kàddu gi nga baal ñu. ma ne sa invité boobu dama ko bëggoon a demander benn question. lan moo tax ñoom du bokk ci seeni xeex Sénégal su ñu demee bay nommé ministère de la santé mu nekk koo xam ne technicien la ci wàllu santé maanaam koo xam ne santé mooy maanaam xam-xamam ci santé la aju parce que dama gis tey ku mel ne Abdoulaye Diouf Sarr ku ne xam ne ne man placé wul pour nekk ministère de la santé Sénégal ñaata weer nga yore benn problème boo xam ne yaa ngi bëgg saafara mais chaque jour rek maanaam yaa ngi gis ay erreur yoo xam ne da lay wóor ne su fekkoon ne ki ñu dénk dafa am compétence su jiite ministère de la santé comme ni ko médecins yi ak infirmiers yi ak keneen ak kenn amee konoon dama yaakaar ne yu bëri yu xew parce que mbir mi am na yu bëri yu ci luus yoo xam ne déedéet waroon nañ ko leeral ba tey kenn leeralu ko. am na yu bëri yu sénégalais yi war a xam te nag àq la pour ñu xam ko parce que seen xaalis la ministère de la santé yore parce que ci la ñuy fay médecins yi di ci fay infirmières yi. xam nga lu tax ma wax loolu. soo fàttali ko Youssou Touré bii Macky Sall bi mu faloo bees daf ko nommé woon pour mu dem jiite ji benn banque mais gis nga bi mu demee ci banque boobu nar a def foofu noonu tooxi doona waa banque bi ñoo taxaw carrément ne ko ñoom suñu nekkee ci banque bi di liggéey bu ñu leen waree indil koo xam ne daf leen di jiite na nekk koo xam ne dafay jàng gestion banque xam lu ñuy manipuler banque ak leneen ak leneen mais Sénégal rek ngay ñëw ñu dénk santé koo xam ne jàngul santé ñu dénk élevage koo xam ne jàngul élevage dénk commerce ku jàng commerce c'est-à-dire il faut ñu jéem a teg suñ tànk suñ bëggee dem ci tubaab bi teg seen tànk. jërëjëf mooy ñi ñuy dénk réew mi ñu dénk leen ko fekk ñu am compétence bi su fekkee na nag mënuñ def loolu ñu xam ne réew mi du mas a saxaar te ku saxaaru doo tàkk kon soxna si maa ngi koy félicité mais dafa bokk ci seen combat ñu jéem a xeex loolu. santé bi ki ñu koy dénk na nekk koo xam ne dafay jàng santé xam ko nekkoon ci hôpital yi di faj di opérer di hospitaliser kooku soo ko dénkee dara di nga xam ne kii li ma koy dénk yàlla mën na ci def tawféex bu góorgóorloo. jërëjëf waaye ab sàmmkat nga ne ko nga jox ko gingénieur na ko ñawal ma ko soo génnee ñu ne la sa baat bi dafa ëpp wala sa dox gi dafa nangam. jërëjëf nañu góorgóorlu ñu respecté réew mi yore ko ak xam-xam bañ ko yore ak tappale
ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi ñu yore réew mi ci anam yi nga xam ne moom lañ ko dénkee mooy ñu bañ a fal ngir yaama neex wala ngir politique mais nañu fal nit ñi fekk ñu doon ay techniciens pour ñu liggéey réew mi. jërëjëf di la gërëm baax di la sant. alors professeur ñoo ko déggandoo yaa ngi reetaan de. waaw maa ngi ree di remercier sëñ bi. ci intervention ci question bi mu posé tamit. waaye li ma ci mun a wax ci lu gàtt rek mooy bañ a nekk médecin teewul nekk un bon ministre de la santé. ndax ministre de la santé dafay am ay conseillers. day am ay techniciens yu koy wër. ci biir cabinet am na ay docteurs ñoo xamante ni seen jàng màcc na ci wàllu santé. et que jàpp naa ni xëy na li am importance mooy mu nekk nit ku am dégg-dégg. mu am nit ku nekk dégg-dégg. nangu ay ñu koy conseiller bu fekkee ñi koy conseiller comme ni mu ko waxee ñoom seen jàng wàll na ci màcc na ci wàllum docteur. kon Abdoulaye Diouf Sarr daal mu ngi def liggéeyam normalement macha allah. man jàpp naa ni. mi ngi def li mu mën. te it jàpp naa ni am na nit ñu ko wër ñoo xamante ni am nañu expertise boo xamante ni war nañ ko mun a gunge ci li muy def. man loolu moo ci sama tontu. am na solo. am na keneen ku nekk ci ligne bi allo. allo. salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum waaw maa ngi dégg. waaleykum salaam kilifa gi bisimilah. waaw sant yàlla bu baax waaw man damaa amoon benn question bu bëggoon laa soxna si xam est-ce que tu es d'accord avec la reprise. dégguñ la de soo mënee yëkkati kàddu gi nga baal ñu. dama bëggoon laa soxna si ba xam comme en tant que médecin boobu. ba xam est-ce que est d'accord avec la reprise. déggu la de déggu la allo. waaw maa ngi déglu suñ mënee baal nga yëkkati kàddu gi ndax déggu la de allo. waaw dama ne la dama ne. allo dama ne ba xam soxna si moom ba xam en tant que médecin ba xam ak ni maladie bi di def nii di évoluer nii. ba xam d'accord na parce que est-ce que pour ñu mën a reprendre le chemin de l'école ak lu ciy gis yoon ak. mën a déggoo ko de. ankay dégg naa ko dégg naa ko sax waaw. waaw dina la tontu léegi incha allah. baax na incha allah. waaw def naa ci wàllum école bi la wax jërëjëf sëñ bi. ci question bi maanaam ci wàllu reprise école bi la wax. est-ce que fi ñu yaakaar nañu ni fii faj mi toll nii. est-ce que war nañoo ubbi école yi xale yi jàngiwaat noonu laa comprendre question bi di ko waxee ni ko ubbi école bi dafa ànd ak ay mesures. waaw bu ñu wóoree ni parce que ministère de l'éducation nationale lañ cay liggéey. ak waa santé. protocole sanitaire bi lépp nekk. bu leen wóoree ni lépp nekk na en place. lépp nekk na en place na je ne dis pas seulement à Dakar. wala ci région yu gën a mag yi mais ba ca gox-goxaan yi gën a sori yi. parce que il faut le principe de l'équité. xale bi nekk Dakar dafa war a am la même chance que xale bi nekk ca. fu gën a sori les zones les plus reculées. donc bu fekkee ni wóor na leen ni loolu yëpp mat na mun nañu ubbi école yi mais loolu bëgguma ci sori parce que am na ñeneen ñu fiy liggéey. mais li ma bëgg a wax en tant que pédiatre mooy. il faut que nit ñi xam ni dem école ci processus de sociabilisation xale la bokk. dem école di interagir ak say moroom ñi nga xamante ni yéen a tolloo at ngeen di fow ñu tolloo at ngay gis yeneen xale di interagir ak ñoom dafa baax pour sociabiliser xale. donc nañu wóor nañu rek au niveau sanitaire que teg nañu toutes les mesures pour protéger xale yooyu parce que tamit balaa ñuy wax sociabilisation li olof bi naan balaa nga naan ne fa na fekk nga am santé mais buñ ci doxee nee nañ joxe nañu benn date vers fin juin. nañu xool balaa ñuy ubbi. ñi nga xamante ne ñoo wàllu ñoo yore suba sax lañu war a ubbi ñuy def examen. voilà bu ñu xoolee ñi yore wàllu jàng bi. ay mag lañu ay responsable lañu ay parents lañu bu leen wóoree ni les conditions sont réunies nañu dem pour xale yi tamit ñu sauver leen seen année scolaire bu fekkee ne nag xool nañu ba xool ba xam ni yëf yi waroon taxaw yëpp taxawul loolu tamit nañ jël seen responsabilité te xam ni dafay egg ab jamono. ku nekk ci wàll ba nga nekk. benn instant dañ naan la nga jël ay responsabilité parce que yow sa doom bu fa nekkul doomu keneen sa jaabaat la ñun ñëpp sunu ay doom lañu. am na solo. voilà kon nañu xool affaire bi ci mbir bi ci côté boobu. am na keneen ku nekk si ligne bi allo allo. 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 salaamaaleykum. waaleykum salaam. baal ñu wàññi télé bi kilifa gi. allo.
Cissé. allo. J'appelle de Saint-Louis. baal ñu nga wàññi télé bi. xaaral ma wàññi ko. mu nekk suñu mbokk buy wootee ca Saint-Louis ñu koy déglu ah. alors j'appelle de Saint-Louis. ah sa dëkk la boobu man ak yow ñoo bëgg dëkk. waa kay. man tamit Saint-Louis la dëkk. man ak yow. kii du ma wax. allo tur bi quoi Fëgg Jaay. allo. Fëgg. allo. sa grand frère. allo. allo. waaw ñun lay dégg kilifa gi suñu mënee baal nga yëkkati kàddu gi ndax déggin bi neexul de. waaw kon xaaral ma yokk télé bi tuuti boog. non non bul yokk télé bi mën nga wax rek muy yokk télé bi. waaw kon sa frère la. oui. waaw maa ngi dëkk rue Neville. ka ñu hôpital ka ñu kii bi ka ñu nu mu tudd yi ka ñu rue kii bi ka ñu travaux publics bi. allo. allo. waaw ñu lay dégg yaa ngi may dégg bu baax. waaw dégg nañ la waaw bismillah. waaw moi je te connais bien. Tu es mon frère. sa frère mooy suma morom xëy na. yaa ngi may dégg bu baax. waaw ñu lay dégg bu baax. waaw kay. allo. kooku dem na ñu xaaral tamit beneen téléspectateur moom ndar lay wootee mais déggin bi leerul. alors sànq aussi yaa ngi doon wax yeneen maladies yi nga xamante ni ñoo fi nekk. si jamono ji nga xamante ni coronavirus mu fi maanaam pour nit ñi bàyyi xel que ni am na ñeneen ñoo nga xamante ni yeneen maladies yi moo leen soxal. dëgg la ñoom aussi dañu war a dem faju ji. dëgg la waaw loolu dama ci doon wax sànq ndaxte bi feebar bi commencé ba léegi mbas bi ñun dañ ko seetlu maladie dañoo daw hôpitaux yi. ndax ku nekk yaakaar nga ni boo ñëwee hôpital xëy na mun nga faa jële feebar bi bu njëkk ba sax mënoon nañ ni maladie dafa concentré woon xëy na épidémie bi am na fu mu tollowul woon mais tey booy xool transmission communautaire bi bëri na le virus circule donc du hôpital li nit di jëlee feebar déedéet mun nga ko jëlee hôpital mun nga ko jëlee sa biir kër sa bërëbu liggéeyukaay. ah oui donc li ci am importance mooy fooy munti dem que mu doon hôpital que mu doon feneen marché ak fooy munti dem na nga jël say précautions mais vraiment ñuy ñaan nit ñi feebar nañu ñëw hôpital topp seeni rendez-vous. bu ñu yëgee seen yaram wax nañ leen bu fekkee ne da ngeen yëg feebar bu mel ni comme doomu jàngoro ji fi am mbas mi am na ay numéro yu ñu mun a woote. bu dul loolu la nag amoon nañ ay feebar yeneen yoo xamante ni moo tax ñu daan dem hôpital dañu war a jóg topp seen rendez-vous te bañ a ragal génn bi parce que nit ñi dañuy ragal dem hôpital waaye ñoo nga ca marché ba ñoo ngi feneen ak feneen te virus ba ma nga foofu effectivement kon kay ku am soxla hôpital ñëwal nga dox ko. ñëwal nga dox ko allo am na keneen ku nekk si ligne bi 33 824 88 06 allo. kooku dem na alors ca Diamniadio pédiatrie situation xale yi ci coronavirus bi foofu situation bi ça va. maanaam ci centre traitement bi walla ci hôpital bi. non ci hôpital bi am ngeen ay cas yi nga xamante ne ay xale yi nga xamante ne dañ leen wàll coronavirus. waaw moo tax may laaj. pour préciser parce que xam nga hôpital Diamniadio c'est un hôpital pédiatrique. oui ñu tabaxoon bâtiment bu war a nekk wàllu. maternité et urologie. foofu lañ dañuy implanté ci centre de traitement bi. foofu jot na am ay xale yu fa dugg. ba génn. mais mu ngi wàññeeku walla. en termes de nombre. oui je veux pas dire que wàññeeku na. en termes de nombre évolution bi moom mi ngi suivre évolution épidémie bi. c'est-à-dire cas yi mi ngi yokk ci adultes yi mais aussi de plus en plus ñoo ngi am ay xale mais li ma mën a wax mooy. xale yi nga xamante ni dañ leen fa entré ba feebar c'est pas du woon caaginu dañoo feebar. dafa fekk ni seen waajur am ko walla ku leen jege am ko ñu nekk ay sujet contact ñu testé leen pour dire que pour le moment boobu ba léegi li ñu am ci xale yi wax dëgg yàlla ñoo ngi koy sant suñu borom présenté wuñu ay cas daal yu ñu jaaxal. pour le moment waaw loolu daal laa ci jot a mën a wax. ñoo ngi dugg waaye alhamdulilah ñoo ngi génn ci jàmm ak salaam. ok am na solo am na keneen ku nekk ci ligne bi. allo kooku dem na. kon daal situation bi daal xale yi daal macha allah daal mais alors les parents yi ban message nga leen di lancer par rapport ñu gën a bàyyi xel ci seen doom yi nga xamante ni mbir mi léegi xale yi tamit commencé nañ sax nekk ci mbedd yi pour ñu gën a moytu feebar bi. waaw xanaa li ñuy wax ci population générale beeg moom lay wax ci parents yi man yenn saa yi
xam nga li ñu naan communication mun nga ko defee fu nekk ci groupe de famille yi yenn saa yi nga dugg joxe message mus naa dem sax supermarché te santet sama benn cousin mu ànd ak ñaari doomam boobu ñoo ngi ci yëf yi fa mu taxee. nga xamante ne tëj nañu école yi yëpp. ay mois de mars mois d'avril man ma ni kii dafa yaakaar ni doom yi dañoo nekk vacances mais xale yi nekkuñoo vacances dañ leen a confiné moom mi ngi ànd ak doomam supermarché ma communiqué moom ci biir supermarché bi naa ko expliqué ko ni ko li gën mooy nga bañ a indi xale yi bu fekkee da nga leen di indi tamit nga defal leen masque mais bu ma demee dama dugg suñu groupe famille. daal fay joxe message ñu leen xale yi nekkuñu vacances dañu nekk en confinement. amuñu pour. boo jógee di dem boutique ba ànd ak ñoom boo jógee di dem supermarché ànd ak ñoom ou bien di dem feneen ànd ak ñoom mun naa ni nag toog ñaari weer ci biir kër bañ a génn jafe na yenn saa yi xale yi tamit soxla tuuti aération mais mu nekk lu encadré ak loo xamante ni tamit dinañ respecter les mesures barrières mais tey jii li may wax ci population générale beeg. waaw laay wax parents yi. mooy dañu aar xale yi. am na solo am na keneen ku nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam Dame. waaw Malick Cissé. Dame bismillah. nuyu nañ la. alhamdulilah. professeur maa ngi koy gërëm bu baax a baax ci intervention bi mu def ci ubbiteb école bi. Ndeye Ramatoulaye Diagne Gueye. waaw kay professeur jërëjëf. ñun lii lañ soxla micro yi bu ñu koy tànn dañ koy tànn experts yi waaye di ko tànn ñoo xam ne amuñu benn xam-xam ci ubbiteb école bi. ñuy wax loo xam ni teguñu ko fenn vraiment professeur ñuy rafetlu sa xalaat bu baax a baax ci ubbiteb école bi. waaye Cissé. man damay naqarlu relâchement bi nga xam ne moom la population bi def Cissé dama leen di ñaan rek. benn ngoon ngeen jël seen caméra yi ngeen ñëw station Kër Massar ngeen xool. amul benn mesure de prévention te nit ñi ñu ngi dajaloo foofu comme c'est pas possible. foofu la Kër Massar. station Kër Massar. des centaines de personnes ñoo fa dajaloo par jour. mesure de prévention dara. feebar bi moom fu naa ni bis bu explosé fii bu mu bett kenn. doy na waar. doy na waar ñu ngi rafetlu vraiment xalaatu docteur bu baax a baax ñu lii lañ soxla. micro yi bu ñu koy jox nañ koy jox ñoo xam ni c'est dañoo am expertise dans les domaines. jërëjëf. jërë ngeen jëf ñu ngi rafetlu bu baax émission bi. professeur. merci beaucoup. ok jërëjëf maa ngi sëñ bi maa ngi koy remercier ci kàddu yu rafet yi mu teg yi mu wax ma dégg ko li mu wax tamit ci relâchement bi mooy li ñëpp di wax rek. man li mu wax d'accord naa ci moom de. mun naa ni ministère bi nga xamante ni moom wàllu bu docteur waxee ba joxe seen ay directives ñoom ñu daal di def seen i ay dëkk génne seen i arrêté. ni lii ni dama bëgg ñu dellu si waat ci loolu. ministère de l'intérieur. buñ ci mënoon wax parce que man li ma gis ci mbedd bi wax dëgg yàlla tiital na ma en tant que docteur. parce que tey jii bu ñoo ngi naan résilience le système de santé est résilient mais ci kaw. ñu may ko yëf yi di ñëw nànk ci kawam. parce que capacité d'adaptation boobu et de réponse à une pandémie bi ñuy wax tax ñu naan résilience pour nit ki pour système bi mun ko am il faut que yëf bi ñëwee naan comme ni mu doon defee cas yaa ngi ñëw ñu leen di jël en charge mais nii mu wax nii effectivement population bi nii ñu tàmbalee suñ ko continuer mun nañu am jafe-jafe. allo allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ ñu ngi leen di ziar na ngeen def. alhamdulilah delloo ziar. Ibnu Baye Fallou Baye Cheikh Mamour Insan Kaolack Medina Baye Niass. baal ñu nga yëkkati kàddu gi. ma ne Ibnu la Baye Fallou Baye Cheikh Mamour Insan Kaolack Medina Baye Niass. di rafetlu émission bi trop maa ngi koy soog a seetaan tey. mais franchement damay rafetlu émission bi di leen ñaanal yàlla. yaa ngi koy dégg yaa soxna si yàlla eggali seen mission ak seen yéene. wax dëgg yàlla soxna si moom dama gis ci parce que dafa tey trop dama gis ci moom dal. dama gis ci moom dal dafa dal te xam nga nit moom bu la fekkee da la jiital ci dara soo dalee rek di nga mën a xam fooy jëm. Baye Niass day faral di wax naan ku la gën a dal rek moo la gën a ëpp xam-xam. moo la gën a xam fi mu jëm. te ma xool tamit ak image am mu nekk nit ku modeste gis ni mu habillé ni mu soloo da ngay gis ne tey bu nekkoon yenn njiit ñi dañuy puukare wu am lu bëri lu ñor di seen kanam sonn ci mais da ngay gis ne moom dafa am image yu bëri yu muy jàngale daal si njiit. macha allah daal yal na ko yàlla dimbale taxawu ko. eggali yéeneem ak si zaahir ak si baatin ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim Niass. mais damay doon rafetlu rek daal émission bi di leen sant di leen gërëm. di ñaanal borom télé bi Boubacar Diallo tamit yàlla may ko gudd fan ak wér-gu-yaram. nit ku modeste la moom tamit nit ku yiw la moom Boubacar Diallo. yàgg nañ ko suivre depuis TFM ñu gis fu mu jaar yëpp palmarèsam rafet
mosuñ ko dégg ci mboosor wala lu ñaaw wala lu bon bu tolloo ba fii gëm boppam ubbi teleem wax dëgg yàlla di góorgóorlu ñu ngi koy ñaanal yàlla di leen ñaanal yow tamit yow miy def émission bi sëñ bi yàlla may la guddi fan ak wér-gu-yaram ba seen télé bi law ba faw fépp si àdduna bi ci barke Maulana Cheikh Ibrahima Niass ni bàyyi nekkee international yal na ko télé bi nekkee international ci barke Baye Yaara bi jërëjëf jërëjëf waaw mu ne dafay rafetlu sa taxawaay sa tee beeg yooyu macha allah te loolu am na solo de ñoo ngi koy remercier bu baax ci wax yi mu wax di ko di naan amin tamit yàlla na yàlla nangu ñaan yi mu ñaan yàlla nañ si njabootam jiitu yéen ñëpp ñu bokk ko ñun ñëpp am na solo allo 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 waaw allo kooku dégguñ ko allo léegi ñu ñëw ci kaawu médecin contractuel yi ñoom seen situation doy na waar de fan yii yëpp ñu doon yëglu ba daal jël na seen ay matukaay grève est-ce que lii mënuñ ko woon éviter fii daf mel ne da nga xaw a tey si réponse waaw foog ma tey ci xam nga lu tax El Hadj Malick ndax mbir bu jógee wax bu jógee te élément yëpp yi nga war a am yore goo ko ci loxo waaw réponse bi tey na de te nit ñi tamit di ci dox dañuy xaw a moytu di ci wax yenn wax yi li ma mun a wax daal mooy xale yi ay jàmbaar lañu ndax man 17 mars ba léegi bu dee ñi nekk waa Diamniadio maa ngi at ñoom di leen observer nekkuma ci secteur bi à temps plein mais chaque jour dinaa fa doxantu dinaa participer ak seen i staff yenn saa yi dinaa yéeg di xool ay malade yoo xamante ni xëy na dafa am lu tax ma war fa dem di leen xool donc ay xale yu jàmbaar lañu ay xale yu langu nañu li ma mën a wax nag mooy ñoom wax nañu seen soxla ñun ci sunu wàll li ñu wax ñoo ngi ko ciy def autorité yi tamit dinañ ko ci def mais dama jàpp ni rek à la base problème de communication daf cee am problème de communication waaw et que xëy na bu communication bi gënee jàll ba yu bëri leer réewoo du am xam nga olof dañu naan ñàkk déggoo amul ñàkk waxtaan a am te ñoom ñoo ngi waxtaan ñoo ngi waxtaan ak autorité yi ñoo ngi waxtaan tamit ñi leen jiite ci hôpitaux yi dinañ leen jàppale daal ba solution mun a am ñoom liggéey bi ñu nekkoon ñu dellu si ci parce que dañu nekkoon ci liggéey bu am solo te dama leen di wax kàddu yoo xamante ne dama koy reprendre fii dama ni leen chance la pour ñoom ci seen vie seen père ñu toll ci apprentissage tolloot pandémie bu mel nii ñu jàng ci waa ci jàng lu bari expérience la de xaalis bi bu ñu ko téyee am na solo mais day jàll mais expérience bi ñu ciy capitaliser loolu ils l'ont pour la vie te am na seen ay mag yoo xam ne amuñu ko moo tax li ñuy aspect yi ñuy souligner am nañ ci droit ndax ku nekk soo amee lu la metti war ngaa ñaxtu mais xam naa ni tamit du ñàkk ni aspect yi ma lay wax ni tamit dinañ ci gën a tenir compte. mooy wàllum communication. waa loolu wàllum communication bi loolu ñi nga xamante ñooy autorités yi dinañ ci gën a. ñu ko defee mu gën a rafet mais li ma lay dellusiwaat rek di pare xale yi xam nañ ni askan wi dañu compter ci ñoom si ñi leen di faj la ñu bokk ils étaient au premier rang depuis le début te incha allah dinañ trouver solution ba ñu delluwaat continuer seen liggéey nañ ko doon defee ba mu rafet. ba yàlla jàppale ñu ba lii teggeeku suñu kaw. alors professeur Ndeye Ramatoulaye Diagne Gueye sa kàddu gu mujj waxtu bi jeex na de. waaw di jaajëfal rek. waaw c'est vrai que waxtaan bi doo ci rendre compte. bien sûr di jaajëfal Malick ci invitation bi. di jaajëfal ñi nga xamante ni jot nañu woote ak ñi nga xamante ni sa xëy na bëggoon nañu woote mais mënuñu dugg pour des problèmes xëy na technique ak yooyu. maa ngi remercier spectateurs yépp di ñaaxaat population bi ñu góorgóorlu ci mesure barrière yi feebar bi ñëpp xam nañ ni mi ngi fi man damay tooñ yenn saa yi nit ñi ma ne leen Sénégal dañu bëri teraanga virus bi dafa ñëwoon bëgg def meublé louer quelques jours dem ñu ne ko déedéet bàyyi ñu defal le titre foncier ndax teraanga gu bëri mais nag teraanga bi nag bu mu àgg foofu bu ñu ko may mu toog bañ a demati nañu appliquer les mesures barrières ndax mu mun fee génn autorités yi tamit dolli seen ay action pour protéger population bi mais je reviens encore protéger les soignants dans l'exercice de leur profession. am na solo on a besoin de cette assurance là te tamit docteurs yi tamit dañuy faj mais duñu xaw donc ñun tamit dañuy faj ñi nga xamante ni bëgg nañu bañ a feebar on va se sacrifier pour des gens yoo xamante ni ñoom tamit ñoom ñuy xalaat donc population yi bu ñu bëggee docteurs yi am pas-pas la ñu nekk woon depuis le départ ñu continuer ci ñoom foog ñu góorgóorlu delluwaat ci mesures barrières yi appliquer ko ba nga xamante ni feebar bi bu ñuy yàlla mën nañu dimbale
mu génn fi en tout cas wàññeeku ba nga xamante ni dinañ mën a delluwaat ci suñu dund comme niñ ko doon dundee. professeur di la gërëm baax di la sant mën nga takkaat sa masque. waaw ma takkaat masque bi. waaw El Malick xam nga man bi may ñëw maa ngi naan la man de di communiquer sans masque dina ma jaaxal. mais nag comme li ngeen wax distance bi rek respecté woon nañ ko. mën nga takkaat. ma takkaat ko gis nga nii. ma daal di koy lem nii bu baax. daal di jàllale lii nii si ginnaaw nopp yi su ma ko jàllalee pare dama koy daal di ajuster ko nii nekk sama bakkan ba nga xamante ni nekk naa ci à l'aise ndax su ma ko xasee ba takk ba interagir ak nit fii waratuma ko laal wala saa yu ma ko laalee war naa def solution hydroalcoolique. am na solo def nii bu baax nettoyer parce que dañuy considérer avant bi suyee na. donc takk naa ko nii duma ko laalaat incha allah. di la gërëm bu baax di la sant ma fàttali ñu doon dalal tey professeur Ndeye Ramatoulaye Diagne Guèye nekk pédiatre ci hôpital d'enfants bu Diamniadio naka noonu moom mooy vice-présidente nekk tamit secrétaire général bu ordre national des médecins du Sénégal di gërëm bu baax suñu téléspectateurs yi ba suba incha allah.